maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom xare la àjjana donc merci également à tous ces auditeurs je reçois beaucoup de messages ci un an yi maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax ayca tout de suite dañuy ànd ak la rédaction bu King FM tàmbali jotaay bi ak yéen comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure tey nag dañuy ubbee ponk mi ni ko sëñ Saliou waxee léegi wàllu viol dañu koy mujjee nag képp koo de xam ni def nga ko rek ay daan dina dal sa kaw président de la République son excellence yëkkati woon ci ay kàddu waaye finalement tey ci assemblée nationale di pencum ndaw réew mi fa la ñuy voté loi bi nag mu jàll ba nga xamante ne ni ku ñu déggati rek ni def nga naka su dul noonu xale yi bu soobee yàlla wala sax muy mag ndax mag sax dañ koy violé léegi nag daan ya dana dal sa kaw bokk na ci fukk ba ñaar fukki at ba sax sa giiru dund mën na la cee topp kon lu jara moytu la looloo waral tey rédaction bu King FM comme ni ma leen ko waxee depuis tout à l'heure avant dernier numéro pour cette année 2019 on va parler de ça et puis dinañ ñëw ci kanam tuuti ci loolu nga xam ne mooy société bu bees bi nar a remplacer SDE mi ñu dénk wàllu ndox mi loolu dina bokk ci ponk yi ñuy waxtaanee Pape Madiakhaté dellu si na ci studio bi ànd ak Koumba Ba j'ai l'habitude de le faire à chaque fois que y a une dame dans ce studio man jigéen ñi laay tàmbale parce que yéen laa faral donc maa ngi lay nuyu bu baax a baax Koumba. maa ngi lay fay Kalza mbégte jàkkaarloo waat ak yow ci 9-11 di nuyu auditeur ak internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy suivre di nuyu it ki nga xam ne moom mooy Pape Madiakhaté Sarr mi ma seqal tey ji plateau bu 9-11. jërëjëf Koumba naka noonu moom mooy madame éducation mais tey elle va nous accompagner pour ñu waxtaanee wàllu viol boobu nga xam ne désormais ay daan day jóg dal ci kaw ñi koy def Pape Madiakhaté am mbégte bu lu yaatu. retrouver waat la également ce matin ci jotaay bi. am mbégte man it ñëwaat teewaat fii ci studio bu King FM ci 9-11 bi partagé ko également ak yow di am mbégte di la retrouver di nuyu bu baax a baax Adja Gueye nuyu également Koumba Ba mi nga xam ne moom laa bokkal tey waxtaan wi di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu jamono ji ci 99.4 ak ci plateforme digitale yi nga xam ne mën nañu faa déglu tamit. ayca dañuy tàmbale jotaay bi léegi comme ni ma leen ko waxee ci ponk bu njëkk bi wàllu viol mu mel ni dina saf ci ñi koy def de. waaw dina sax ci ñu koy def moom à partir de bu ñu voté li nga xam ne moom mooy loi bi nga xam ne moom moo koy criminaliser maanaam ci bu ñu ko mënee expliquer maanaam léegi dañu bëgg voté loi bi nga xam ne léegi ku sàkkooti jigéen dañu lay àttee ne ku faat bakkan bu ko defee daan yi nga xam ne moom la ñuy teg ci ku faat bakkan daan yooyu wala yu méngoog yooyu la ñu lay teg mu doon loo xam ne nag Kalz nit ñi daanaka yàgg nañu koo sàkku rawatina ak ñi nga xam ne ñooy organisation mbootaay yi nga xam ne dañoo teewal jigéen ñi ñoo xam ne dañu ko ci li ñu ko teg rek mooy métit yi nga xam ne dañu koy teg ci kaw jigéen ñi rawatina ak sàkku goo xam ne dañ leen koy sàkku mu doon mbir moo xam ne nag dafa yéeme te dañoo nemeeku ne at yi weesu daanaka dafa jéggi dayoo Kalz ndax bu ñu xoolee rek ci ay xayma yoo xam ne jot nañu ko taataan ñu ne daanaka diggante 2016 ba 2019 4320 femmes la ñu violé maanaam ñeenti téeméer ak ñaar fukki soxna la ñu daal di egg seen kaw sàkku leen ci loo xam ne neexu leen diggante 2016 ak 2019 maanaam di ñetti at xam nga ne loolu dafa yéeme dafa jéggi dayoo te nag dafa jotoon nag ñu voté loi bi nga xam ne moom moo koy violé ndax avant délit rek la ñu ko jàppee woon ba tax daanaka di léeg-léeg daan yi da daan oyof lool ba ki koy def daanaka diir bu gàtt rek lay nekk ci kaso bi bu ko defee loo mu daal di génn mu doon loo xam ne nag war nañu cee taxaw mu doon yaakaar goo xam ne amoon nañu ko vote bi nag tey lañu koy amal moo tax daanaka mu ñiy mbootaay teewal jigéen ñëpp daanaka ña nga ca péncum ndaw réew ma ngir teewee mbir mi nga xam ne lu am solo la yàgg nañu ko xeex tey nag ñu war a egg ci cappaandaw li mu doon nag loo xam ne lu am solo la ñu koy rafetlu te ñuy wax rek ne nañ ci bañ a yem bu ko defee bu ñu ko voté aussi ñu daal di taxaw ci am na yeneen pàcc yoo xam ne tamit xëy na am na ci solo yooyu tamit yu mat a bàyyi xel la ngir ñu ci bàyyi xel maanaam c'est bien ñu daal di def ko criminaliser ko mais xëy na problème bi c'est beaucoup plus profond notamment boole gi ndax maslaa gi ci biir viol yi ak biir kër yi diggante mbokk yi loolu je pense que aspect nëpp-nëppal bi également loolu il faut ñu bàyyi ci xel ginnaaw votuk loi bi waaw acca mbir maa ngi noonu Koumba mu mel ni c'était vraiment un moment boo xam ne dañ ko doon xaar exactement Kalz ni nga ko waxee mu mel ni benn grand pas en avant la ñuy def bu fekkente ne tey jii ca pencum ndaw réew ma voté nañ bi les lois te am nañ yaakaar ngeen mu bañ a jàll loi bi déedéet mënta bañ a jàll ndax bu jàllulee kon dinañ dëggal laaj bi ñuy samp naan ndax le Sénégal est un pays
de violeurs et de pédophiles ndax li ci chiffres yi Pape Madiakhaté wax léegi entre 2016 et 2019 ñu compté 4320 femmes yoo xam ne violé nañ leen loolu quand même il faut que y a de quoi s'inquiéter te loi bi tey bu ñu ko voté wul dina dëggal ni loolu moo am te am nañ yakkin ni loi bi dinañ ko voté ñaata organisation de défense des droits de l'homme ñoom ñoo yàgg dox ay doxu ñaxtu pour ñu criminaliser le viol ndax nag Kals boo fekkente ne am nga habitude di dem tribunal doo ñëw toog seetaan fekkee atte te viol bokku ci surtout ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ndaw loolu moo gën a sidérant Pape Madiakhaté ndax tu te demandes yow nit ki ban état d'esprit la war a toll ba def lu mel noonu ci xale après ñu daan ko benn daan bu yomb après mu jeex ñu fàtte ko mu génnaat di dox ay soxlaam alors que bàyyi nga benn cicatrice wala bàyyi nga benn métit boo xam ne c'est gravé à jamais dans la mémoire de la femme ou de la petite fille bi nga xam ne moom nga violé tey jii lii nii buñ ko defee ci suñu wàllu démocratie ak suñu wàllu doxalinu réew lii pas bu rëy la en avant te xam naa organisation de défense des droits de l'homme yi ñu ci mel ni tamit les femmes l'association des femmes juristes lii dafa yàgg nekk seen combat parce que dafa am ay boutique de droit yoo xam ne Pape Madiakhaté dañ koo ubbi di fa dalal jigéen ñi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe mais lu ëpp ci ñi ñuy dalal les femmes yi nga xam ne wala les filles yi ñu violé la soit jigéen bu ànd ak doomam parce que dañ ko violé wala fekk xale bu jigéen bi ci boppam moom dañ ko violé bu ko defee ñoom ñooy def assistance bi war bu daree ñu entamer procédure judiciaire ñu daal di koy def li nga ci mën a dégg daal Kals moom mooy lii il était temps jéego bu mag la mais lu ñu yàgg xaar la kon tey jii yaakaar naa lecture yi dina bëri ku nekk dina am anam boo ko jàppee Pape ma dégg tamit ci débat yi ay nit yoo xam ne dañuy toog ne peine yi dafa diis nit ku violé doomu aadama violé doomu jàmbur daal peine ba mënul woyof Kals il faut que ñu waxante dëgg parce que bu ñu demee ba nit ñi toll ci di étude di waxtaanee naan sorinu xale yu jigéen ñi y a problème comme ñi comprendre ñu sax pour man lan la ñuy waxtaanee nday viol bay pare di viol di leen jot Kals toujours est-il que li ñu mën a wax daal mooy nit ñi gis nga lépp loo xam ne boo ko defee doomu jàmbur da nga koy seeti sa bopp rek parce que boo toogee nga ne war nañu xoolaat mbir mi dégg naa ko tey à la rajo ay nit yuy taxaw ne viol waruñu ko def waruñu tëj nit ki à perpétuité waru fa def giiru dundam parce que pour ñoom peut-être viol benn affaire la boo xam ne viol day yàq dundu nit ki mën nga violer koo xam ne da koy topp pour toute sa vie mais c'est ça c'est lu metti la lu doy waar la lu doy waar la te nag bu ñu yam rek ci voter ay loi nan appliquer loi yi Sénégal nag am nañu tendance voter loi moo tax may wax application ba mooy problème ay charte ak ay loi ak yëpp yàgg nañ ko di ko voter di ko denc dans les tiroirs bii nag moom nañu fexe ba président Macky Sall nañu dimbali loi bi buñ ko voter rek parce que Kals dama yàgg bokk ci ay ONG de défense des droits de l'homme ñu yàgg xeex ci situation yu demee nii des fois fekk borom alal wala borom daraja moom moo violé nit du mujj fenn après ñu dem procédure judiciaire d'accord nga dem mais yow sa mbubb dafa oyof kenn du la jox benn considération moo tax lii daal moom on fait qu'applaudir dañuy tàccu daal suñu ñaari loxo di xaar nag application yi te am na ay cas yu fi romb yoo xam ne ay boroomi tur lañ comme ni nga ko waxee exactement ay boroomi daraja lañ ñu accusé la noonu fi ne dañoo violé après finalement fa muy mujjee yeggul sax ci peine yi ñuy waxtaane nii benn at la ñu nëppal après ay grâce présidentielle te yaakaar naa ni ñoom ñoo war a njëkk a wane exemple bi nga xam ne ci wàllu viol wane ni loolu lu ñu war a xeex la en tout cas buñ ko voté tey ba pare lii des mooy l'application nag de la loi dans toute sa rigueur mu bañ a am benn distinction ndax comme ni ñu koy waxee ci article 1 bu déclaration universelle des droits de l'homme ñun ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon bu neex a jugé la waaw bu neexul jugé parce que am na ay erreurs judiciaires yu am dans le cas du viol mais xam nga lu tax ma ne la lu neex a jugé la c'est-à-dire que d'habitude da ngay am ki ñu ko def ak ki ko def mu taxaw xam nga par exemple tey bu fekkee nit ki rey nit pour nga juger ko dina xaw a compliqué bu fekkee déjà am na ku génn àddina dinaa dellu soit ci exemple bi ma leen bëggoon jox mais dañuy ànd ak Seydi Gassama moom mi ngi yëngu ci wàllu droit de l'homme waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko subaak léegi dañ ciy ànd ak moom monsieur Gassama ñi ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi ayca ñu am mbégte ànd ak yow waxtaan bi benn la bi ñu xëy subaak léegi muy tey loi boobu nga xam ne dinañ ko yóbbu assemblée nationale ci pencu ndaw réew mi ngir voté ko commencé nag jëm ci képp koo xam ne def nga li ñu tuddee viol ñu mën a jël ay daan yoo xam ne quand même mën nañ jàpp ni jaar na yoon ñu teg ko sa kaw naka ngeen jàngatee situation boobule. je crois que loi bu baax la parce que mbirum viol ak yoo xam ne moo koy niroo dafa bëri ci réew mi daa mel ni mu ngi bëgg a law ci biir réew mi
moo tax il faut que ñu durcir loi yi te loolu dafa bokk ci politique état bi soo xoolee bu baax état bi saa yu confronté ci benn phénomène rek daf koy daal di criminaliser defoon nañ ko ak mbirum drogue ak loi Latif Guèye def nañu ko récemment ak mbirum daanaka sàcc jur yi ci àll ba dañ ko criminaliser mbirum tamit coupe de bois illégal tamit dañ ko criminaliser kon politique la boo xam ne dafay viser durcir loi yi pour mun a maanaam dissuader ay actes yoo xam ne ba léegi dañ ko considéré comme ay actes woyof maanaam comme ay délit waaye léegi ñu ngi jël ay loi pour daal di ko criminaliser fexe daan yi gën a diis pour que évidemment képp ku ko bëgg a def rek soo xalaatee daan yi rek nga mun a bàyyi. Seydi. oui. Koumba Ba à l'appareil. oui ça va Koumba. ça va je vais bien Gassama yow nga bokk ci ONG buy xeex ak yelleefu doomu aadama ngeen ñu respecté ko ngeen yàgg porté combat yu mel nii. gis nañ tamit am na loi yu bëri yoo xam ne voté nañ ko mais ci application bi day des tey jii lan ngeen di xaar. Je crois que loi bi moom dinañ ko appliquer parce que loi la boo xam ne mu ngi réprimer benn phénomène boo xam ne ci biir société bi du loi boo xam ne loi administrative la. wala loi boo xam ne day régir yeneen aspect de la vie de la société bii day réprimer ay infraction te infraction yu bees bu yàlla def rek ñu ngi am ci biir société sénégalaise kon damay wax ne loi la boo xam ne dinañ ko appliquer ak lu mu gën a jaar yoon je crois que ministre bi wax na ko am nay circonstances yoo xam ne soo ci defee viol par exemple nit ki ñàkk ci bakkanam évidemment di nga tëdd kaso toute ta vie léegi daal peine minimale mënul nekk moins de 10 ans maanaam képp comme def nga viol wala pédophilie wala yu mel ni yooyu mënoo tëdd loo xam ne paasewul 10 ans criminalisation mooy 10 ans minimum moom nga tëdd ci biir kaso te léegi mu dem ba perpétuité su dee par exemple nit ki ñàkk na ci bakkanam et cetera donc peine yi daan yi dafa war a métti te dina métti et je crois que juge yi dinañ ko appliquer parce que dinañ am li ñuy wax les mains liées juge yi mënul appliquer beneen peine boo xam ne nekkul ci code pénal li code pénal santaane moom lay appliquer et je crois que dinañ ko appliquer vraiment lu mu gën a jaar yoon. man laaj bi ma am rek mooy li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum criminalisation bi wax nañu ko beneen problématique bi nga xam ne xëy na mën nañ ko ci soulever maanaam mooy boole gi également sensibilisation ci askan wi gis nañu ne xayma yi nga xam ne ñu ngi koy def xëy na am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne sàkku nañu leen mais waxuñu ko boobu problématique la mën a doon yow lan moo ci sa gis-gis ngir aspect boobu également ñu indi ci saafara. waaw sensibilisation am na solo parce que viol ñu li xam nañ ko fii la ñu dëkk day am ci biir famille nijaay def ko jarbaatam et cetera ñu koy nëbb ci biir famille kenn du ko wax loolu yëpp am na ci biir société bi moo tax dañu war a sensibiliser jigéen ñi sensibiliser famille yi njaboot yi ñu xam ne viol ak la boo xam ne kuñ ko def mais da nga koy dund ba bés bi ngay dee kon kenn waru fi nekk di koy nëbb te daan yi dañu war a fexe ba daan yi mu mun a laal tamit képp ko xam ne yëgg ko te dénoncé loo ko. dañu war a fexe ba képp ko xam ne yëg nga viol te waxuloo ko n'est-ce pas bés bu feeñee mbir mi feeñee rek yow tamit ñu mun a tegay daan. donc loolu moo mun a dissuader ñi nga xam ne dañ ko jéem a nëbb di ko jéem a arranger au milieu de la famille. leneen li moom ko mooy dañu war tamit former enquêteurs yi. da mbirum viol dafa xaw a doy waar. moo tax enquêteurs yi nga xam ne muy police judiciaire gendarmerie ak police da ci magistrat yi dañ leen war a tàggat former leen bu baax. pour que tamit enquêtes yi di mun a jaar yoon. parce que loo xam ne nit mun na ci tëdd ci biir kaso plus de 10 ans wala mu tëdd ci bébés muy gën a àdduna. je crois que dafa laaj ñu def ay enquêtes yoo xam ne enquêtes yu am solo la. utiliser police scientifique n'est-ce pas pour que képp ku ñu ci tuumal ñu mun la teg vraiment ay tuumal yu leer yoo xam ne sikk sax du ci am. exactement duñu li nga xam ne tamit moo jëm ci ki nga xam ne moom la ñu sàkku accompagnement psychologique souvent aussi doon na loo xam dañu koy évoquer daanaka bu fekkee jugement am na moom ka def njombe gi moom teg nañu ko daan mais ki nga xam ne également moom mbir mi def nañ ko ba pare psychologiquement ndax ci sa gis-gis jarul ñu am tamit benn gunge boo xam ne dañ ko koy gunge. waaw loolu aspect bu am solo la képp koo xam dañu la violé surtout su dee adolescence da ngay traumatisé moo tax dafa am solo n'est-ce pas pour que état mettre en place structure yoo xam ne dina accompagner nit ki pour que mu mun a génne ci traumatisme bi nga xam ne moom la viol di causé loolu am na ci réew yu bëri dama lay jox benn exemple rek ci année 2000 yi Abdoulaye bi mu ñëwee pouvoir am na jigéen yu bëri yoo xam ne dañu violé woon ci cadre conflit Casamance defoon nañ fi plaidoyer pour que état bi taxawal benn centre boo xam ne
dina accompagner femmes yooyu. Abdoulaye def na ci ay promesses en conseil des ministres après dara juru ci finalement femmes yooyu une par une ñoom ñëpp dañuy génn àdduna une par une femmes yi nga xam ne ñu géré woon ci rébellion violente une par une ñooñu dañuy génn àdduna ñun am nañu seen liste loolu moo tax damay wax ne accompagnement psychologique dafa am solo ndax su amul solo n'est-ce pas victime bi mun na ci dem ba ñàkk bakkanam. mën ci dem ba ñàkk bakkanam Kumba way waa Gassama ñu ngi doon wax ba tey ci mbirum li nga xam ne moom mooy criminalisation bu viol buñ ko waxee am na tamit beneen combat boo xam ne doon nañ ko mënee surtout les associations des femmes juristes di wax ci li nga xam ne moom mooy avortement médicalisé pour que xale yooyu nga xam ne violé nañ leen ñu daal di ci jëlee ay ëmb wala yu demee noonu ñu mën leen éviter tamit jafe-jafe yooyu nan nga ko gisee yow. waaw xam nga loolu moom sujet bu sensible la. su ma ko jëlee ci perspective diine yi diine catholique moo ci gën a radical. ndax ñoom nee nañu amul benn circonstance boo xam ne mun nañu maanaam jël bakkanu fœtus maanaam xale boo xam ne dès l'instant que concevoir nañ la rek. maanaam bakkan nga kenn waru la laal. donc mbirum bu doy waar la suñ ko jëlee du point de vue de la loi. waaw su ko jëlee du point de la religion waaye du point de vue des droits de l'homme bakkanu nit day commencé fi mu juddu. kon boobaa nit koo xam ne dañu def violé n'est-ce pas vraiment ñun dañu xalaat ne war ñu la obligé doom jooju nga xam ne bëgguloo ko doom ji nga xam bi nga koy concevoir dañu la ci toroxal dañu la ci gaañ. ngay garder doom boobu parce que daf lay fàttali métit bi nga xam ne moom mu ko dund. bi ñu koy concevoir. je crois que day soo seetee ci diine l'islam guerre Algérie bi dans les années 90 ak Bosnie-Herzégovine. vraiment dañu àndoon ne jigéen bu ñu violé n'est-ce pas war na mun a avorter. simplement viol bi dafa lawoon trop ci Algérie jamono yooyu dans les 92 presque 2000 ak ci Bosnie-Herzégovine moo taxoon ulema yi nekk ci dëkk yooyu décidé que jigéen ñi war nañu mën a maanaam avorter. am na tamit ay erreurs judiciaires yu bëri yu ñu évoqué ci cadre viol comme ni nga ko waxee sànq am nañ yaakaar ne tamit dinañ jël ay mesures d'accompagnement Seydi Gassama pour éviter ces erreurs judiciaires ndax mbirum viol dafa xaw a complexe. dafa am solo vraiment que enquêteurs yi ñu gën leen a formé ñu bañ di pare enquêtes yi parce que encore une fois mbirum viol dafa complexe vraiment dañu war a utiliser non seulement jël temps jël vraiment temps pour def enquête yi utiliser police scientifique pour def enquête yi n'est-ce pas ay test ADN ak lu demee noonu pour def enquête yi société France enquête yi yenn saa yi day jël ay 2 ans 3 ans effectivement bala ñu koy attee société bi tamit bàyyi sax ñu dégg lu naxare lu métti rek ñu def pression ci état bi def pression ci police pour que ñu jàpp rapidement ki nga xam ne moom moo def njaaxum bi am na solo yoon du doxee noonu yoon il faut que comprendre ko noonu jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Seydi Gassama may fàttaliwaat ni moom mi ngi yëngu ci wàllu lépp lu jëm ci droit de l'homme doon yëkkati ay kàddu ci li nga xam ne tey dinañ ko voté ci assemblée nationale xanaa pour jeexal rek fàttaliwaat ni que dinañ ci dellusiwaat ci yeneen jotaay xibaar xool nag fu loi boobu di mujjee waaye li ñu jàpp ñun ñëpp mooy dina jàll bu soobee yàlla am nañ ci yaakaar waaye nag Kals mbirum viol comme ni mu ko waxee léegi dafa complexe trop ndax am na ay erreurs judiciaires yu bëri yoo xamante ni am na ci ndax dafay am yeneen i affaires yu ne ci suuf des fois nga gis jigéen bu tàggoog borom këram sax di ko tuumaal ci yoo xam ne dafay am des fois buñ toppee situation yi ba si am na ñoo xam ne dañ leen di tuumaal fekk defuñu dara comme ni mu ko waxee nañuy bàyyi yoon muy def liggéeyam parce que parax bi du lijjanti dara tëj nañ si ay nit dem ba ci cappaandaw la ñu xam ne di complot la woon wala dafa am koo xam ne dafa ameloon dans waa ji bëgg am fu mu ko jaaree def ko naka ñu tijji ñoo xam ne sax leer nañ ñu dañoo violé exactement effectivement mbir la moo xam ne mbir mu doy waar la mais man encore une fois fi may insister au-delà de vote bi mooy sensibilisation ci biir kër yi parce que ci biir kër yi Kals bëri na ñu fi sàkku mais kenn xamu ko ba nëgëni si ñu toll ñu ngi koy nëppal ci biir kër yi et je pense que loolu mooy pour man déjà nit ki ñu sàkku ko ci biir kër gi koo xam ne mbokkam la déjà métit la mais deuxième mais beneen métit bi gën pour man li gën a métti mooy
ñu imposer la ngay dund ak loolu ki la ko def say boo xëyee nga koy gis di jàkkaarloog moom te mënuloo ci def dara je pense que loolu mooy li gën a sax metti à mon avis acte viol bi et je pense que loolu parents yi borom kër yi ci biir kër yi c'est obligation lañ la pour ñu bàyyi loolu bu ko defee ñu protéger parce que ki nga xam ne moom moo ko def même mu dee nijaayu xale bi si bu dee capable na def ko une fois mu capable na defaat ko plusieurs fois mais def ko ñeneen également ci biir kër gi donc c'est une façon nga dénoncer ko ñu tëj ko kaso nga protéger li nga xam ne mooy xale yi nekk ci kër gi mais protéger également waa kër gi yëpp ak société bi de façon globale. dama ne papa sax bu ko defee dañ ko war a tëj. exactement parce que xam nga lan moo tax yow mi papa yow mi àttana def sa doom loolu nekkoo papa leneen la dans ce cas nag yoon na daal sa kaw xaw ma kan de mais Pape Madiakhaté ku am fulla même sa lu mu mënti doon ku mu mënti doon sa àdduna bu laalee sa doom di nga jóg ndax Kalz xam nga li may wax doom sidit la doom sidit la ci xol la nekk te yaakaar naa nag yooyu daf fi war a jeex ndijaay mooy lan ndijaay dafa war a am comportement ci sa doom kon bu demee ba deful li ko war ci sa doom def leneen da nga koy wan ne kon yoon am na yàq moo yoon tax a jóg mais ñun tamit jigéen ñi surtout nañuy wax ak sunu ay doom yu jigéen parce que Kalz da ngay nekk ci kër goo xam ne dañ naan xale bi doo nettali Pape Madiakhaté doo nettali dafa war a am fu mu commencé am fu mu yem mais boo ne sa doom doo nettali parce que dañ daan yaree noonu xale yi doo nettali xale du nettali nit day ñëw sax ba dem am nañu yaree noonu loolu sax baax na mais toujours est-il que am na foo xam ne bu fa sa doom tolloo il faut ngay wax ak moom surtout boo nekkee si kër boo xam ne nekkoo fa yow kese ak sa doom ak sa jëkkër da nga fa nekk ak yeneen nit man de wallahi azim Kalz je prends tellement soin de ça damay bàyyi sama xel ci loolu ba nga xamante ne du ma ne sama doom nettalil mais tamit du ma ko wax bul nettali ba nga xam ne dañ koy def dara du ma ko ñemee wax dinaa la ne dinaa xam nu ma lay yare chaque chose a des limites mais nga ne sa doom bul nettali luñ la wax bul ma ko raconter non c'est pas comme ça il faut nga may sa doom fit boo xamante ni nit bu ñëwee laal karawam sax moom dina ñëw partager ko ak yow pour nga xam nan la demee nañuy bàyyi xel bu baax ci xale yi d'autant plus que léegi dañuy xëy bàyyi sunu doom yi ci kër yi mu ngi noonu daal am na solo dinañ ci dellu sax incha allah ci jotaayu xibaar yi nga xam ne yéen a ngi koy xaar ci diggu bëccëg gi dañuy marqué benn pause nag la temps ñu dellu si ci ñaareelu sujet bi nga xam ne dinañ ci wax tuuti rek dafa am mbir loo xam ne foog ma tegal leen ko ñu dégloo ndoo ko ay ca kon seeni yëf yi ngeen di def te nit ñi duñ ko yëg dañ leen koy tegal ngeen déglu seen bopp bu ngeen dégloo seen bopp ba pare waa digital aussi gis naa ne def nañu benn mbir bu war a jaar ci internet bi waaye comme yéen da ngeen di def seen i mbir at bi yëpp bu Pape Madiakhaté ñëwee toog naa la non c'est que c'est-à-dire chapeau baa ngi nii fekk li mu def ci suuf xamoon nu mu toll kumba day ñëw jox la éducation bu jaar yoon waaye fi mu ne boo duggoon ca waañ ba fee ba fekk kader loolu li muy daj bàyyi leen la ca waañ ba Kalz bul dugg foofu Kalz bàyyi leen xamoon la ne ca waañu nga xam ne li nga yàkkal nii am na fu mu jaar bàyyi leen la ca waañ ba léegi daal waaw yéen no comment sa gaayin laa woon de man yéen waaw yow sama xarit nga ba tey waaye loo fi dégg rek xamal ni c'est avec la complicité de Daouda ak Kader Lo Kader moom jubul waaw on ngay red chef mi ngeen ci boole rek red chef daal ngeen ko boobu mu toog jàpp ñëpp parce que red chef moom rek 5 minutes yi mënoon na nekk rek ah bon wantu xam na wax ma bu rédaction bi di def derrière boo xam ne daanaka bu ñu ko liggéeyee ba noppi tegal leen ko da ngeen di fàtte ni sax ni du loo xam ne dañ koo préparé parce que seulement niñ leen koy joxee moom moo jaar yoon di féliciter nag les techniciens de cette maison parce que ñi ngi def liggéey bu am solo xam nga peccum liir moom bu neexee daf fekk nday jàpp ci mbagg yi voilà donc looloo waral ñi ngi gërëm Daouda pour la responsable technique bu kër gi bu fayoon léegi moom la ñuy daw wooy voilà di gërëm Kader Lo également très disponible naka noonu Dominique Lamine da ngeen Lamine ci biir waaw Lamine moom la ñu war a jox profession non Lamine moom beneen affaire la fan yi ñi ngi doon wut ñu jox heure ñu animé njortoon naa ne moom mooy teg baatam ci kaw li en tout cas daal Lamine daal moo def liggéey boobu Kumba par ma voix on vous félicite muy rédaction bi di technicien yi di sax waa digital yi nga xam ne man xuloo ak ñoom laa dëkkee ñoom Yacine ak ñoom Adja ak Cheikh Faye Pape Jean Magui mi leen dirigé ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter et puis di leen ñaanal at bi nekk seen at bu baax exactement lii day wane ne nekk diggante technicien ak journaliste bi wala diggante technicien animateur bi jàmm rek moom moo fa war a am ndax nag complicité bi di diggante technicien ak journaliste dafay feeñ Pape Madiakhaté ba ci biir liggéey bi ndax boo gisee nit ñi toog di liggéey di waxtaan di liggéey di woy di liggéey ñi di rap fii ñu dër ñi ci côté bi xam nga loolu day wane ni rek bu ñuy liggéey tamit on le fait
dans l'harmonie et puis journaliste ak technicien ñaari élément yoo xam ne kenn mënul dem bàyyi sa morom parce que ñun tamit suñuy këyit la ñu am rek ak suñu baat bu ñu ñëwee def suñuy lecture ba pare ñoom ñooy nettoyer ak ñooy xool lu jub ak lu jubul toujours su may lire man dama mën a sonal nit déglu ma est-ce que lii baax na est-ce que lii baaxul c'est toujours pour chercher la perfection te ñu ngi ciy jàppale vraiment ci anam buñ ko mënee ñu di leen wax chapeau ñoom tamit di leen wax félicitations di dama dégg nag sànq ba tey ngeen di ñaan naan at 2020 bu naree ñaaw na mel ni 2019 man nag bu naree ñaaw yàlla bu mel ni 2019 parce que 2019 bi xawoon na métti trop ci sama côté kon dañuy ñaan rek yàlla na gën même bu fekkente ne du neex comme yeneen at yi mais yàlla na gën quand même 2019 bu fekk atum naataange lay doon ñëpp yokku ci ba yëg ko incha allahu bu soobee yàlla donc ñu ngi leen di jox dig daje également ci beneen partie bi fii ak journée bi di wéy ngeen dégluwaat yeneen ni tojaange am na sax ay vidéo yoo xam ne ñoom Adja ñoo ko dajale ñoom ci partie digitale bi di ngeen ko seetaan man nag li mbir mi di neex yëpp man yàlla daf maa suturaal bokkuma ci waaw yow moom gisaguma la ci gis naa ci ay gars yi tekkeeku nag yaru rek correct yow moom macha allah loo ma ci dugalal rek danga ma ko sosal ay musuma cee bokk waxuma lu dëng defuma lu dëng Kals waaw il faut pas rire très vite de dama lay wax rek rira bien qui rira le dernier dañ ma ko sosal ndax man woyu ma fi taasuwuma dëruma tamit feccoo aussi feccu ma kon daal moo ngi kon baax na waaw Daouda tamit am nañu vidéo li ma nekk ci deuxième partie Daouda sax am nañu vidéo bon waaw da doon daw rabine fii xale yi fii waaye alaaji mag la loolu ëpp naa wane fecc yu yàgg yi lay génnee moom loolu ëpp naa xale yi wane filmé ko bon dinañ ko dugal ci kanam parce que fii moom kenn du rëcc ñëpp la ñuy jàllale aca ci kanam également dinaa ñëw ci le spectacle de Youssou Ndour bi ñu doon def Saint-Louis et puis dinañu dellu si également ci li du date yi nga xam ne moom mooy ubbi atu 2020 bi muy le spectacle de Youssou à Mbour ce sera pour le 1er janvier et puis le 4 janvier Ndakaaru dina yëngooti comme chaque année rendez-vous la boo xam ne miin ngeen ko dinañ ci dellu si ci kanam les tickets sont déjà disponibles fii ci Almadies bu ngeen ñëwee à l'entrée mën ngeen ko am mën ngeen dem ci Brioche Dorée yi également ticket yu Grand Bal bu Dakar disponible na RFM mën ngeen fa dem jëndi ji ko waaye banlieue bi am na pàcc bu am solo boo xam ne jagleel nañ leen ko ci ngir ñu bañ a déplacé wu ñoom ngir di ñëw fii ci ville pour am ko mën nañu toog foofu am seen ay entrée pour préparer ce grand spectacle de Youssou Ndour ñu duppee ko le Grand Bal de Dakar le 4 janvier inchallah en attendant ñu xuus ci ñaareelu sujet bi nga xam ne société bi nag man sax jàppaguma tur bi dégg naa ni moom mooy remplacer SDE Suez mooy remplacer SDE ci ndox mi ba jafe-jafe yi ñu amoon rek dina saafaraw waaw c'est l'objectif yaakaar naa loolu mooy objectif bi ndax li tax ñu bëgg fi jëlee waa SDE mooy jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko doon nemmeeku ci wàllum ndox mi gis nañu ne moom bu fekkee ne président Abdoulaye Wade jamonoom courant xëy na moo newoon feebar gi si régime président Macky Sall moom gis nañ ndox mi moom doon na jafe-jafe boo xam ne daanaka dañu ko traversé ci premier mandat bi yëpp deuxième mandat bi it ndox mi naka noonu jafe-jafe yaa ngi fi ne xuus. barki Dembo Ndiaye. exactement donc ndox mi moom daanaka doon na loo xam ne doon na problème ci at yi yëpp ñu weesu. ñu gis nag ne Suez indi nañu ko def ak appel d'offre tànn ko coow li bari waa SDE def nañ plusieurs fois ñi nga xam ne ñoo di ay contestation mais mujjuwul fenn ba ca Cour suprême ñu mujjee dëggal li Suez tey nag ñu war a xaatim contrat bi ñoom ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam ngir nag mën a daal di ñu war a mën a tàmbali ñoom seen liggéey yore ndox mi ci zone yi nga xam ne moom mooy zone urbaine et périurbaine maanaam Dakar ak la ko wër mooy pour nit ñi xam ne exactement du Sénégal yëpp zone urbaine et périurbaine la donc maanaam dëkk taax yi ak la ko xam ne moo ko wër maanaam Dakar ak banlieue bi ak la ko wër ak ñoomin seen donc mu doon loo xam ne attentes yi ci askan wi mën a am rek mooy ndox mi mën a normal encore une fois ndox dafa noonu loo xam ne dafa am solo donc waruñu sax toog ba di ci def ay réclamation ndaxte yaakaar naa ndox moom la ci nit di jëfandikoo dafa bëri ba nga xam ne ñàkk wala muy am ay jafe-jafe sax dadul loo xam ne xel mën na ko nangu maintenant coow li bari na Suez entreprise française la ñenn ñi xëy na ñi nga xam ne ñoom daanaka dañ ne France moom na mu ñu xojee ci yor suñuy bànqaas daanaka ci yu bëri yoo xam ne ñun dañ koy soxla bari na mais man pour man li ëpp solo rek mooy li nga xam ne moom la war a def ndox mi nga xam ne askan wi soxla nañu ko bu dee ay moo xam français la chinois
chinois américain ak ku mu mën a doon même bu dee tchadien sax bu dee mën nañu joxal defaral ndox mu baax mu doy te ñu koy am ci ni mu waree pour man le problème ne se pose pas là nañ matale ndox mi rek qu'importe que mu doon français même si encore une fois gis nañ ne de plus en plus français yi ñoom ñu ngay gën a teg seen loxo ci sunu dundin courant beeg ndox mi banques yeeg ñoomin seen mais bon voilà la réalité est ainsi donc nañu ñaan rek ndox mi daal di mën a normal ndax jafe-jafe yi bari nañ ci Kumba. exactement waaye nag Pape damay taxaw ci ne Suez tàmbalite ba fii ñu toll Suez toujours dafa mës a jur coow ci ñëwum fii ci Sénégal bu ñuy seetlu bañ koy njëkk a wax tudd ci ki nga xam ne goro la ci président Macky Sall moom di frère ki nga xam ne moom mooy Marième Faye Sall Mansour Faye ay oto ay camion mbalit lañ ko njëkk a may ñoom waa Suez def ci seeni logo def ci seen turu société moo tax nag mu juróon coow lu rëy ñun ñi ne kon tànnoon nañ Suez bien avant ñuy wax ñi ne Suez dafay ñëw maanaam c'était déjà décidé d'avance avant que ñun ñi nga xam ne ñooy bas peuple bi ñun ñu ciy jot man nag d'accorduma benn côté bi fi nga naan ne qu'importe parce que SDE mooy suñu société bi nga xam ne moo yoroon fii ndox mi kon bu ñu jógee ñu ne Suez dafay ñëw waa SDE ci boo xam yëglu ne ñoom ànduñu ak loolu boobu ba tey gis nga nee naa la ñëwub Suez premier pas ba fii ñu toll dafa mës a jur coow barki Dembo Ndiaye lañ dem grève ñoom waa SDE ndax ñu ngi woon ci ay pourparlers ci gestion li nga xam ne moom mooy administrative bi nga xam ne moom mooy société bile dañuy am yaakaar rek ñun ñi nga xam ne lu ñu yitteel mooy xëy ubbi sa robinet mi am ndox dañuy am yaakaar ñun ñi nga xam ni ñooy nekk ci kër yi di jëfandikoo ndox ñooy fóot ñooy togg ñooy def leneen ak leneen xëy ñàkk ndox dafa métti ni nga ko waxee nit mënul xayma ci journée bi ñaata lay utiliser ci ndox te xam nga l'eau est source de vie on ne peut pas se passer de ça dafa nekk loo xamante ni c'est indispensable pour notre vie waaye nag toujours est-il que sunu dirigeants yi tamit ni nga ko waxee li constat bi ñëpp ñoom ñoo ko def français yi ñu ngi gën a teg tànk ci réewum Sénégal ci anam boo mënti dem société yi nga xam ne moom moo ñu dese woon ak kus néew ñu amoon yaakaar ni dinañu bàyyi sunu réew moom mu doxal ko sax société yooyu ñu ngi koy jël benn par benn lii tiital ñun ñi nag mooy fan lañu jëm ak réewum France ndax booy xool même ci éco bi noonu la nit ñi dañu ne ñoom ñoo décidé ba pare au président africain yi jox leen lii dafay dëggal ni loolu moo am ndaxte coow li metti woon na loolu waa SDE daw nañ ci ba dee mais ci décision finale yi moom mooy Suez la ñuy jox mu téye sunu ndox dañuy am yaakaar Pape Madiakhaté ne ñun comme ni ma la ko expliqué léegi ñun ñooy fay weer bu dee sunu ndox dañuy am yaakaar ne kii ñuy dénk sunu ndox nangu ko ci ay doomi réew mi jox leen ko dañuy am yaakaar ne di gën lay doon ndax amuñu tamit envie toogaat di dundaat yeneen épisode yoo xam ne yu métti lay doon ci mbirum gestion ndox mi fii ci Sénégal effectivement mu doon loo xam ne faaw ñu indi ci saafara définitivement ndax ni nga ko waxee rek jafe-jafe yi moom dañoo bari ba nga xam ne ci wàllum ndox mi ak na mu nekkee importance mais encore une fois c'est vrai que xëy na li ñuy wax naan français yi c'est vrai loolu xëy na c'est un autre débat dans le débat mais pour man loolu problème la boo xam ne pour man c'est problème de politique la ak volonté politique la xëy na ak politique boo xam ne xëy na sunu nguur yi su ma nee sunu nguur yi maanaam du Sénégal kese en Afrique de façon générale même pays francophonie en particulier yi nekk fii ci Afrique ñoom xëy na réewum France am na dayoo boo xam ne daanaka yu ci bëri dañ ko koy dénk ak ay signature contrat maintenant contrat bi nañu xool nañu koy signer loolu tamit c'est important termes yi ak la nga xam ne moom mooy doon la ñu war a jokkalante ci ay attentes maanaam Sénégal jëm ci entreprise boobu di Suez naka noonu it Suez jëm ci Sénégal ak taxawaay mais également surtout liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk SDE ak la nga xam ne moom lañ doon sàkku ci biir Suez ak la ñu ko war a am je pense que loolu tamit c'est important parce que SDE ay doomi Sénégal ñoo fa nekk ñoom ñoo fa doon liggéey di fa daan seen doole doon ay jàmbaar a nga fa di liggéey ay borom kër donc je pense que li nga xam ne war nañ ko ñoom ci biir entreprise bu bees bi di Suez nañ ko matalee ak ñoom ci bépp boor bu ko defee benn jafe-jafe mën a am seen xel mën a dal bu ko defee ñoom it ñu mën a amal seen liggéey ci na mu waree ci li nga xam ne moom mooy ndox parce que loolu également yaakaar naa lu am importance la parce que lépp loo gis rek liggéeykat yaa koy doxal te liggéeykat yi tamit bu ñu dee def seen warugar ca na mu waree tamit ci en retour war nañ leen tamit jox la nga xam ne war nañ ko soxla nañu ko li ñu doon wax ci problème fan yëpp mooy pourcentage bi ñu doon laaj 15% état bi ne leen mënuñu leen jox 15% ba mu jég a jafe-jafe amoon ci président Macky Sall génnee décret
daal di jël ñenn ci ñoom ne leen da ngeen di liggéey mu neex leen mu naqari leen fan yi passé gis nañ ne décret boobu daanaka amatul existeetul ndax abrogé nañ ko ngir rek mun a apaiser tension yi ak xëy na fi waxtaan yu toll ñuy am yaakaar rek ne finalement déggoo dana ca am ñoom la nga xam ne état bi la leen mën a jox ak ñoom la ñu bëggoon ñu jéem a trouver un juste milieu boo xam ne ku ci nekk di nga ci gis sa bopp bu ko defee nag ñu dem ci l'essentiel wax nga ko sénégalais bu xëy bu yeewoo bu ubbee robinet gis ci ndox mën cee def la nga xam ne soxla na ko sangu naan togg leneen ak leneen li nga xam ne moom la askan wi yiitewoo te mu doon loo xam ne mënta ñàkk ndox moom c'est une hyper priorité noonu laa ko mën a woowee noonu la ni nga ko waxee Pape Madiakhaté li may wax rek Kalz moom mooy coow li bëri woon na ba fii laajoon nañ 15%. kenn joxu leen ko ñoom waa SDE. toujours est-il que ci conseil d'administration bi nga xam ne bëggoon nañ fa am représentativité bu am solo yaakaar naa loolu dina am njariñ parce que tamit nekk ci entreprise comme ça di dox te xamoo lan moo xew fa ñuy naseek fa ñuy noccee yow nekkoo fa. te yow yaa fi nekkoon démb laataa Suez di ñëw loolu tamit c'est pas motivant. état bi dem nag ñoom ba am na benn pourcentage bu mu leen jox. nañu liggéey toujours est-il que nag bu fekkente ne teg nañ lépp ci yoon rek jafe-jafe du am. lii di indi jafe-jafe mooy ñu nekk ci biir entreprise ngeen nekk fi démb ak barki démb Suez ñëw tey effacé leen. maanaam mën nga nekk ci biir entreprise Pape Madiakhaté di xëy di gontu fekk gisoo fa sa bopp. loolu nag xam naa ci lañ doon ragal mu dal leen. ba tax ñu doon laajte taux de représentativité bu am solo boobu. ci conseil d'administration bi nga xam ne moom mooy bu Suez. te yaakaar naa c'est de bonne guerre. effectivement c'est de bonne guerre ñuy espérer rek que ne ça va bien se passer ndaxte attentes yi bari nañ ndox mi jafe-jafe yi bari nañ loolu tout au long de l'année nit ñi sonn nañ vraiment ci mbirum ndox mi ak ñàkk bi manquement bi naka noonu ci courant bi doon nay mbir yoo xam ne daal sànq ci suba maa ngi dégg ci njëlbeen gi ak sëñ Saliou ngeen ciy wax ci attentes yi vraiment loolu moom ñu ngi ci vraiment am xaar bu am solo président Macky Sall mi nga xam ne moo jiite réew mi ak ñi mu dénk ay ndombal tànk ci pàcc yooyu nga xam ne ay attentes la ca sénégalais yi am ko wàllum ndox mi wàllum courant bi yeneen mbir yi nga xam ne ay besoin la mais pas également à Dakar parce que souvent ñun waa Dakar xëy na peut-être li ñu fi nekk tax suñuy besoin rek la ñuy wax mais àll bi am na ñoo xam ne ñun dañuy wax waxum robinet mais ñoom amuñu sax ndox ay teen wala ay forage sax amuñu ko exactement am na dëkk yoo xam ne ba tey soriwul sax Dakar amuñu courant amuñu ndox donc voilà des fois également day baax ñuy fàttaliku bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir àll yi ak seeni besoins yi nga xam ne am nañu ko également ñu leen ci bàyyi xel bu baax a baax bañu yem rek ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Dakar yu bëri daanaka am nañ ko mais nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ci suñuy waxtaan di leen bàyyi xel bu baax ci buñ dee waxal suñu bopp ñu leen di waxalit inch'Allah demain dinañu xaar son excellence xëy na mu yëkkati ay kàddu jëm ci loolu attentes yi bëri na comme ni ngeen ko waxee bu defee discours am ba noppi am na ay journalistes yu xariñ yoo xam ne dinañu jàkkaarloo ak président bokk na ci kii représenté le groupe Futur Média di Babacar Fall bu RFM fas yéene jàkkaarloo ak son excellence ngir yëkkati ay kàddu jox ko ñun nag suñu laajee ngi noonu yóbbante nañ leen ko voilà bu ñu mënee bàyyi xel ndox mi am na solo tey ci suba Ndeye Mati doxantu na ci mbedd mi tàllal micro ñi nga xam ne ñooy askan wi nga xam ne ñi ngi xaar atu 2020 comme ni ko Kumba waxee léegi ñenn ñi di ñaan suñu borom def 2020 nekk at boo xam ne naataange lay doon ci ñoom ku ci ne yëkkati na ay vœux ñii wax ak sax réew mi ngir atum 2020 li ñu ciy xaar ak li ñu ci yaakaar ñu déglu MT boobu et puis ñu dellu si waat 2019 bi moom lu ci xew bëri na lu ci bëri mais li ma gën a marqué mooy accident yu bëri yi yàlla bu ñu topp 2019 safari nañu xool seen dawlin ñu xool nu ñuy dawalee te ñu respecté tali du fooyukaay 2020 bi moom jàmm ak salaam lañ bëgg ak naataange ak changement choc yi nag bëri na ci 2019 bi tellement que li fi gaañu ci 2019 bi moom yàlla bu mu am ci 2020 bi quoi état bi loolu da cee war a jël maanaam xam nga mesure bu baax a baax démocratie bi reculé ak 2020 bi mag yi changé xam ne ñun ñoo ko fal quoi ak yokkute courant beeg yooyu yëpp yàlla defal ñu jàmm rek mboolem yi nga xamante ay xew-xew la yoo xamante ne bii dëppoo la bëgg-bëgg doomu aadama ci 2019 ñu ngi si suñu borom fanxal ñu ko lépp loo xamante ni bëgg-bëgg doomu aadama la mu nekk année de bonheur de paix et de prospérité et de développement pour tout le Sénégal. bëri na lu ñu mën a wax ne xew na si 2019 bi soxna si mais comme ni la ko waxee léegi rek lépp loo xamante ne jàpp nañ ne lu njëriñal ñi nekk ci réew mi ak réew mi waaw yàlla bu mu am léegi 2020 bi ñu dëgmal waaw na nekk akum jàmm ak sutura. lu xew ci 2019 bi kanaa yokk courant bi kanaa dañ ko dindi ñu dindi ko teg ko fee loolu dañ moom ñu dindi ko teg fee parce que ay bari viol yi arrêté agression yi wàññeeku accident yi bàyyi ñiy dawal def ndànk loolu moom jàmm la
Info et divertissement dans 9-11 sur Youssou Ndour, ce sera pour le 4 janvier à Dakar pour ce grand bal. Venez assister. L'histoire, comme j'ai l'habitude de le dire, en 2020, Youssou dana ko ubbeeti comme ni mu koy defee chaque année. ànd ak yéen si ses mbaa yéen a ngi ca biir. waaw grand bal rendez-vous la. dañuy baali. ah. grand bal daal moom jar naa yàq ay nelaw. mais pare ngeen pour ñu baali. pare nañu. am nañ fa benn ruq bu ñu nar a jox de. ah ñu tuddee ko ruq King FM. ah loolu dina neex caméra du tàkk rajo du tàkk. binduñu. waaw ruq boobu moom. dina baax caméra du tàkk rajo du tàkk. téléphone yi sax dañ koy. xam nga lan lay bañ. ñu dem fa gars yi denc ko jëmale ko déwén. def yu bon yi. def yi ñu defar waaw def yu bon yi en tout cas daal li ma la mën a xamal mooy. waaw waaj leen. bu ngeen amee ay costume na génn. waaw xale jigéen ñi sañse ñu sañse maa ngi jiite délégation bi. incha allah jeex na loolu dina 19 heures ñu rangé loo. waaw man maa ngi ci ginnaaw maa ngi sa ginnaaw ak sëñ maa ngi sa ginnaaw sëñ Saliou. man kay na ngeen mën nangoo feelu rek. waaw boo jiitoo daal teg ci sëñ Saliou. ak Sader man ma topp seen ginnaaw ànd ak soxna yi. Kumba mooy jiite xale yu jigéen ñi. waaw man de bu dee Youssou Ndour moom ku yóbbu caméra di nga sonn dama koy fecc début ba fin. utaaleel ñu tey xale non loolu du problème. utaaleel ñu tey xale yi. loolu du jafe-jafe. aja di leen gërëm bu baax kii ma nga fa Kader la. waaw ma nga fa ma nga mbuur mi. ma nga fa ndar sax bi dafa naroon a mooy jiitu ne xaa déggoo li ma dama ne la boo jiitoo. waaw moom mu dar la nii sëñ Saliou dar la nii man ma doog a ñëw seen ginnaaw. bu boobaa nga gis ku mën a fecc. loolu moom Navazo NBA la dama koy bëgg a féetee ginnaaw. bu ko defee mooy mën a filmer. mën a fecc jëf li ngeen fi dégg sànq moom la ah. waaw moom ma nga noonu rek jubut. bu deuxième partie bi noppee rek nga andil ma ko jërëjëf mais merci beaucoup Koumba maa ngi lay gërëm bu baax ñi ngi àndoon ak yéen ci subaak léegi traité nañ fi ñaari actualité boole kook MT bi nga xam ne mooy kàddu yu jógee ci askan wi di xaar 2020 comme j'ai l'habitude sànq ba léegi maa ngi koy wax daanaka 2020 ñaari fan a ci des bu soobee yàlla bu ñu ci génnee bu tey benn ci des benn ak xaaj kon ba 2020 waaw mën nañ joxante rendez-vous ba 2020 waaw man de incha allah xam naa 2020 nga may gisaat suba nag 9-11 bi spécial bal la waaw suba mbaadu kon est-ce que du ma ñëw matin ci kër gi spécial ñëw leen kon de na gars yi pare Mike Open dañuy ubbi micro yi di fecc ba ngoon waaw kon de waaw ñëw leen jarul préparer technicien yi ci lañ bokk jarul sax conducteur suba déet waaye waaw yéen ñëw leen day mati jéggal nañ ko mais Kalza pom yi sax dañ ko war a organiser nag pom yi sax dañ ko war a organiser bàyyi ko rek saa bu ubbee rek ñu topp ci loolu kay neex naa li jënti suba bu nee wantu rek ñu dem waaw wantu rek merengue bi commencé daw ñu baal jëmale suba jërëjëf Koumba rendez-vous tout à l'heure ci Midi Culture inchallah rabbi merci beaucoup jaajëfal naa ñi doon teewlu di la jaajëfal bu baax kon rendez-vous 2020 inchallah merci beaucoup ci wàllu éducation également il y a beaucoup de choses qui se préparent ay Koumba ci 2020 bi ay reportage portrait naka noonu découvrir ay établissement yoo xam ne xëy na dañ leen daan dégg rek waaye ñun dinañ leen gën a xamale ak ñoom ak tur yi ñu leen tuddee naka noonu seen bloc note bi nga xam ne commencé ngeen ko miin yooyu yëpp dina dellu soit en 2020 gën a dégg naa ñu ne ku yokk cere dolli ñeex voilà ñun tamit dinañ dolli ñeex bu soobee yàlla inchallah donc merci beaucoup merci à toi Pama Diakhaté merci beaucoup yow tamit merci et félicitations pour le sport hein pour cette année on a quand même dund nañ ci ay moments yu neex ci atu 2019 effectivement di wax ne mbégte la ñuy à chaque fois ñëw di dégtal ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu wala di ñu seetaan li nga xam ne moo jëm yëpp ci actualité sport en particulier di leen wax rek ne 2020 inchallah dinañ gën a yaatal mbir yi jéem a def le maximum pour discipline yi nga xam ne également mooy yeneen yi nga xam ne duñ leen di dégg loolu ñu fay def lu am solo tamit bu ko defee auditeurs yi ak ñi ñuy teewlu également ci plateforme digitale yi mën cee jotee merci beaucoup ak lamb ji lamb ji moom dinañ ci saf-saf inshallah man ma mel ni mbay gar mi ci biir waaw jeex na bu ngeen amee combat rek woo leen jeex na amul benn jàpp année sociale bu metti quand même la woon pour Sénégal gars yi wax nañ ko ci MT bi kon yàlla na fi yam yàlla def daal 2020 gën fuuf 2019 ndax niñ ko doon énumérer accident yeeg bëri woon na ay naufrage ak ay mool yu dee ci géej yooyu daal defe naa nday mati dellu si woon na ci rétro wam mais daal métti woon na événement yu douloureux quand même am na ci 2019 bi yàlla na fekk fa lay yem inchallah rabbi jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen it on est très fiers de vous kontaan nañ ci yéen ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm bu baax on va continuer la sélection dans quelques minutes ñu ñëw ak yéen ci li ci yéene kaay ak Serigne Saliou Abdouras mi ngi woon ci week-end bi ci rajo bi defe naa Abdouras donc ñu koy
nuyu bu baax il était là avec nous ce week-end ak DJ Cool qui est là tous les matins ci samedi suba si di leen gunge moom nga xam ne moo ñuy gunge le soir également à partir de 18h ci langue gi je pense fort également à Mati Carter suñu sister ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax depuis Amérique actuellement donc di ko nuyu namm nañ la yaa booy bu baax a baax xale yaa ngi lay jooy nag ñi ngi lay jooy ni namm nañ la lool ñoom Adja Gueye Penda Badji donc ñoom ñëpp ñu ngi lay ak sa doom ji Maysa donc ñoom ñëpp a ngi lay jooy nee nañ namm nañ la donc reviens vite maman donc on t'attend à la maison tout de suite avant ñuy tàggaliko ak yéen c'est un album international disponible il s'appelle Ndari Diouf c'est un jeune qui a beaucoup de talent Jimol Production moo génnee cet album de Ndari Diouf qu'il faut quand même découvrir je vous propose qu'on écoute un titre boo xam ne bokk na ci album bi moom la ko dippee sax d'ailleurs intitulé Goudi qui est disponible depuis le mois de novembre également joyeux anniversaire à mon frère borom revue de presse bi ci réew mi kookoy Mohamed Ndiaye c'est son anniversaire aujourd'hui Mohamed je te souhaite un joyeux anniversaire il est tellement talentueux mais très discret Mohamed Ndiaye di ko ñaanal bu baax suñu borom wéral baat bi ci talent bi ak professionnalisme bi nekk ci yow ak ndaanaan gi nga doon ci wàllu journalisme andi ci touche boo xam ne kenn doot ko fàtte ci wolof xale la waaye loxoom dafa set looloo waral mu mën a bokk ak mag ñi ndab ko koy Mohamed Ndiaye di ko ñaanal un joyeux anniversaire yow xam nga ma xam donc happy birthday frère dundal bu baax a baax a baax li ci des nag suñu borom moo ko yayoo yàlla na ko mottali ci yow mu yéene ji voilà yow yàlla xam na ni ku bëgg li ngay def la te taalibe Serigne Saliou la moom dafa bëgg Serigne Saliou ba mu jeex lool jeex tàkk ci Serigne Saliou looloo waral ñu koy ñaanal ci bés bi moom Mohamed ci barkeem Serigne Saliou Mbacké moom nga xam ne moom la yaakaar mu defal ko li mu bëgg ci àddinaam moo ko xam yàlla na ko defal Mohamed Ndiaye Diatta ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax ci bésu juddu bi naka noonu je souhaite un joyeux anniversaire également ça c'est mon fils mon jeune frère il s'appelle Mokhtar Madzo Matar di ko béggee bu baax a baax moom Matar Samb ma nga ñu fekk RFM c'est un technicien de la maison bu RFM di ko béggee bu baax a baax Mokhtar happy birthday yow dundal bu baax a baax un jeune très disponible moom it ci liggéey bi gëm li muy def bëgg li muy def di ko ñaanal Mokhtar Samb di ko ñaanal également heureux ménage parce que bi mu ci duggee yàggul donc ñu ngi koy ñaanal bu baax ci bésu anniversaire bi Madzo aka borom Real One di ko béggee bu baax a baax Mokhtar Samb happy birthday frère tout de suite ñu dellu ci li nga xam ne moom laa doon wax dama doon xaaraale rek moo tax ma xaabaabal nuyu waale sama gars yi vous voyez le grand bal de Youssou si c'est lay xewee ma fàttaliwaat ni les tickets sont disponibles en ce moment fii ci télévision Futurs Médias bu ngeen ñëwee ci buntu bi rek bu ngeen taxawee di ngeen am tickets yi waaye bu ngeen demee RFM aussi di ngeen mën a am tickets yi rawatina Brioche Dorée suñu ay partenaires la ñu gunge le grand Youssou Ndour ci spectacle am boobule boo demee ci Brioche Dorée yi mën nga koo am Rapidos également ñoom ñi ngi livrer les tickets mën ngeen cee wootee xam ngeen numéro bi miin ngeen ko naka noonu waa banlieue andil nañ leen xéewal ndax Clean Oil boo dem rek di nga mën a am li nga xam ne moo di ticket yi waa rond point Sips it ña nga ca gox yu bëri ci Sénégal ticket grand bal yi disponible na ngir ngeen mën a assister ce grand spectacle bu Youssou Ndour dama sàcc lenn ci répertoire bi nga xam ne Youssou war a baax boo fi nekkul woon mu ñaaw de xale bi ci yéene kaay yi boo fi nekkul woon dinañu bëgg a ubbi yerte duñ ko mën ci yéene kaay yi ba tey ba may préciser rek balaa ñu naan ay yeneen wax laay wax balaa ñu may sosal yeneen xeetu wax yoo xam ne waxuma ko on écoute sa revue de presse de ce matin avec Serigne Saliou Seck. léegi leer na dialogue national Amadou Ba encore Amadou Ba toujours Amadou Ba daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy fësalum nataalam seenu xët ñi solal ko costume takkal ko cravate ña ca des dóoral ko ñetti morceau solal comme koppati ba noppi jox ko kàddu gi Les Échos moom costume la ko solal ubbil yéene kaay bi journal bi ne Amadou Ba mi nga xam ni mooy Birima ma ca genn kàddu ga bi mu ko waxee daaw ren la koy soog a waxaat journal bi ne te bokk na ca la mu wax moom ministre bi sàlloo wàllum affaires étrangères lépp la ko naqari mu di wax ji nu ko doon wax naan mooy ki doon financé Ousmane Sonko Amadou Ba ne loolee xalaat bu ñaaw la te it mënul sax a xam lan moo tax ay nit jóg di xalaat lu ni mel ba tax mu ne kàddu yooyee metti na ko ba àgg ci lool si du quotidien lu ci mën di am daal Birima ma ca genn kàddu ga moom wax na te it bokk na ca la mu wax taskatu xibaari groupe E-Média yi lépp la ko naqari woon te mu tee ko ci biir xolam Libération yéene kaay ne
Amadou Ba leeral na gaa yi doon wax ni moom li ko yitteel moo di wuutu président Macky Sall ci biir journal bi mu fay xamle ni looleet kàddu yu ñaaw la ndax nag naka la mën a fale président Macky Sall wëlbati ko fal ko def ko ministre affaires étrangères matagul at muy wax waxi wuutu ko loolee wax la joo xam ni mëta wax te it ña ko wax nanu delloo wax ja fanu ko jële woon libération ne Amadou Ba yamul foofu ndax nag nee na moom góor dëgg la te it ku daggoonu yaramam deret moo cay génne ba tax mu ne moom ak président Macky Sall ngor moo leen boole su saane lu ci man di am daal Amadou Ba génn na ca cell ga mu nekkoon boole ca di leeral lépp lu nu mas a tudd aw turam muy financement campagne Ousmane Sonko werenteem ñetteelu mandat bi mu jàpp ni ñoragul ki fi nar a wuutu président Macky Sall mu jàpp ni loolee waxi naxa sa kandang la PSE di plan Sénégal émergent bi ñu bëri jàpp ni dafa lajj ba ci digganteem dëgg-dëgg ak président Macky Sall grand place ne digganteem ak Moustapha Cissé Lo itam wax na ca ndax nag Amadou Ba nee na gaa yi wax ni moom Amadou Ba mooy ki yabal Moustapha Cissé Lo muy wax dañoo xamul ndax nag moom Amadou Ba Farba Ngom sax la gën a jegeel ko Moustapha Cissé Lo ndax nag la mu séq ak Farba Ngom séqu ko Moustapha Cissé Lo Vox Populi ne moom Moustapha Cissé Lo jot na ndigalul bàyyi politique xalif général des Mourides moo ko jox yéenekaay bi yokku ci ne gannaaw maître Madické Niang Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jox na ndigal Moustapha Cissé Lo ngir mu bàyyi politique tax Cissé Lo ne soxlaatul dara waaye nag membre lay wéy di doon ba tey ci biir APR Vox Populi ne lu ci man di am daal sëtub Matar Mbaye Khoudia Gueye bi boo moytuwul dina dellu ca kër Mbaarik di dëkk bu nekk ca Louga kër Maareem dëkk la bu nekk ca Tivaouane Peulh L'Observateur fa la xëy journal Rue 15 angle corniche bi nataalub ay doomu aadama yu muuru la xëy fësal ca waxatam boole ca dinu xamal ni waxambaane ya fekk baax foofee di duggee ci mbirum jihadiste mbirum troisième mandat képp ku koy waxati ci déndu Afrique boo moytuwul di nga taseek Tiken Jah Fakoly L'Observateur ne moom woykatub Côte d'Ivoire bi démb moom la Babacar Fall bu RFM dalaloon ci émission bi nu duppee Grand Jury te foofee te fa la Tiken Jah Fakoly xam le ni muy président Macky Sall bu Sénégal di président Alpha Condé bu Guinée ba ci keneen ku nekk président ci déndu Afrique ku fi waxati ñetteelu mandat moom Tiken Jah Fakoly dina wàcc ànd ko askanam dal ci sa kaw yoon boo moytuwul dina dal ci kaw Bara Touré Les Échos ne Bara Touré mooy bàyyub ñaari gune yanu rendi woon ca Touba di Serigne Mbacké Madina Touré ak Mame Daouda Touré te ca mujjantal ko mu doon jéem a xaru journal bi nee na ba fiile enquête ba njort moo di moom Bara Touré moo rendi ñaari doomam yooyu. L'invité de ce dimanche bu démb bi Babacar Fall mu àndoon ak ki nga xam ne moo di Tiken Jah Fakoly dans le grand jury merci beaucoup daanaka ajaali des nag ñu yëkkati jotaay bi bareetul xale yi neen nañu jéem ñibbi ba suba ak jàmm bu ko defee nag ñu xëy àndaat ak yéen ci beneen numéro boo xam ne dinañ ko def demain on va clôturer en beauté cette année ak ki nga xam ne moom moo di toute la rédaction dinañ fi nekk suba ngir àndandoo ak yéen tëjandoo nag cette année en beauté comme ni ñu koy faral di waxee donc suba daanaka dañuy tëjandoo bu soobee yàlla alors laataa ñuy jeexal nag j'aimerais vous proposer ñu déglu tuuti live dellu siwaat ak Sidi Diop bu ko defee ñu doog a yëkkati jotaay bi écoutez. kumay laaje talibe seexil lay laaje talibe seex te yewin ko kumay laaje talibe seexil lay laaje talibe seex te yewin ko yaay tere fi ñu maam la fi ñu séeri booy la talibe seex te yewin ko kala sama baay nga loolu alarba la mami ca talibe seex te yewin ko kala mi yaa ma lebal baax moo tax may jéem a fay la cambabe talibe seex te yewin ko waaye dama séeri moor maa ne kooku sama yaay la mami ca talibe seex te yewin ko lay borom minil manaay la tax bi mi masa yaa cambabe talibe seex te yewin ko waaye ak sa meen ko kooku sama yaay la sil talibe seex te yewin ko boobu bëgg Sidi Diop boobu xamuma ko ummi talibe seex te yewin ko yaay borom ko ne gaare ba bàyyi sëriñ man Fallou Dieng
yaa ngi sa loxo may seen ak sa mu daw yëpp a bëgg na wax le bàyyi si ku ci bëgg Serigne Babacar Sy yëkkatil sa loxo may seen ana Tidiane ba mel ni Paco laay woo bokk ni ay moon sax doomu ndayu koti ceedu ay waay Aïcha, maintenant, ce qu'on se rendez-vous, Inch'Allah, demain matin à partir de 9h. Restez en compagnie des programmes de la première radio digitale du Sénégal. Et là, je vais cher dans un instant. Et puis juste après,